أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم bokki Naby TV seen mbokk seen xarit seen soppe Daouda Camara moo leen di nuyu di leen ziar di leen wàcce seen wàccuwaay di dellusiwaat ci seen émission bii di yóbbalu daara ji yooyu nag ak ziaraat yi ñu ngi ciy jiital kilifa gi Serigne Mouhamed Fata Sarr di ko ziar di ko wàcce wàccuwaayam ak asatise yi nga xam ne ñoom la ñu bokk nekkal fii te xam naa suñ ko tegee ci loxoy Oustaz Makhtar Sarr rek mu jottali leen ko ñoom asatise yëpp waaye comme niñ ko daan defee rek dem ba ci diaspora bi ni bokki diaspora bi ku mel ni Mara Mbaye Ibrahima Mbaye ca Argentine waaye dem ba Brésil nuyu suñu nijaay suñu kilifa Alhaji Bakar Sène moom Cheikh Tidiane waaye Oustaz Pape Makhtar Gadio ñu ngi koy nuyu di ko ziar di leen wàcce seen wàccuwaay loolee it moo ñuy may ñu dem ba France nuyu suñuy jigéen soxna Abibatou Gueye soxna Abibatou Ba Cheikhouna suñu goro ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye ñëw ba Italie nuyu waa bokki Italie yëpp ñoom Xaaji Ousmane Fall Xaaji Bàcci Seen ponkal mi moom it day lekk rek di bàyyi sama jigéen ji waaye nuyu it suñu oustaz Dame Kayre wàcc Espagne nuyu oustaz Dame Diop ak bokki Espagne yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcce seen wàccuwaay waaye ñëw ba Maroc nuyu mbooleem talaba yi soxna si ñas sax la ñuy jëkkee ci moom ndeysaan dëkk fii ci wetu stade Amitié bi waaye nekk foofu di daan dooleem waaye nuyu nag mbooleem talaba yi di ko teg ci loxoy Abdoul Aziz Zakaria Fofana waaye Maodo Wilane Omar Thiam ak ñoom Ousmane Sy ak Omar Niang ñu jottalil ñu ko ñoom Hadji Babacar Diouf ak bokk yi fa nekk ñoom Lamine Mbodj ak ñëpp talaba yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye dugg si ci biir réew mi nuyu suñuy sang ku mel ni Talla Sène suñu nijaay bay na seen nuyu moo ñuy may ñu nuyu waa dànq seen ñëpp Njogob Diop Mbayeen waaye loomee nag cax Njogob Njaay ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaye nuyu suñuy bokki Ziguinchor teg ko ci suñu grand frère Issa mu jotalil ñu ko moom it bokki Casamance yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu dawaayir yi fi nekk yëpp moo xam daayiratul muxtafin bi ataaril abaay wal ajdaad te suñ ko tegee ci loxo Oustaz Masila Kan Pape Makhtar Silla Oustaz Dewher Diagne ak ñoom Baye Maguette ñu joxal ñu ko bokki daayira bi ñëpp waaye nuyu waa cellule féminine suñ ko tegee moom it ci loxoy Seyda Nafi moom xam na nu seen organisation ba tëddee dina ko jox ñoom day Mariam Diagne ak ñëpp ñoom day Assou Wade ak Assou Camara nuyu waa Mutahabina Fillah bu Cheikh Tidiane Ndaw nuyu waa daayiratu Moustarchidine wal Moustarchidat nuyu suñu soppe suñu xarit suñu professeur Moussa Seck daayira Muxtafin Medina Fass Mbao moo ñu may ñu nuyu suñu président Demba Ndiaye Baye Djibi Dia ak bokk yañ fa bokkal yëpp waaye nuyu suñu docteur Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar nuyu suñuy technicien Hadji Babacar ak Hadji Sadam xam nañu guddal tuuti ci nuyoo bi waaye ku la safoo nga faale ko waaye dëgg yàlla yéen ñi ñuy déglu yëpp moo xam Cheikh Tidiane Ndiaye la Afia 4 la waa Afia 4 yëpp ñu nuyu leen moo xam ñoom Mawlaaya Idriss la moo xam suñu jigéen suñu soppe soxna Aïssa Sarr la ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñooy contribuer waaye nuyu suñuy soxna Aram soxna Jëbu soxna Fatou moo ñuy may ñu nuyu soxna Ulay ñu ngi lay nuyu di toog loxoy nuyoo ci sa loxo nga joxal ñu ko mboolem waa kër Bala kër Assane ak kër Maam Naar ñoom ñëpp ñu ngi koy jël seen nuyoo di ko teg ci sa loxo yow ak soxna Roqaya Xadiba ak soxna Jaari li bëgg ceeb ak bëgg ñebbe kon xam naa tey ñu ngi ànd ak suñu mbokk suñu xarit suñu wërëre muy Hadji Moussa Seck ñu war a ñëw nag ci suñu thème tey bi muy la planification familiale kon dañuy bàyyi suñu mbokk nuyoo ba noppi ñu soog nag di ñëw ci wàllu laaj bi Hadji Moussa bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax ñu ngi nuyu jël nuyoo yi teg ko ci loxoy waa Naby TV incha allah
ñu jotale ko képp koo xamante ne war na see jot waaye di beral loxo bu baax a baax ki nga xamante ne fa lañ jóge muy Fass Mbao waaw di beral loxo it daayira bi nga xamante ne fa lañ jóge muy daayiratul muxtafiina bil aazaari al aabaai wal ajdaad waaw nekk Fass Mbao di nuyu bu baax a baax suñu xarit yi am di jàmm soppe yi ak famille bi bu baax ñoom ñu may courage bañ ñëw ba fii nii tey jii incha allah jërëjëf Oustaz. ok Haji Moussa xam naa suñu question bu njëkk rek mooy laaj ndax suñu fàttalee tuuti suñu bokk auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp def suñu première émission ñu ngi ko defoon ci avortement médicalisé waaye ñaareel bi ñu ñëw ci la femme et ses règles léegi ci la femme et ses règles am na luñ la ciy laaj muy lan moo tax jigéen ñi seen mbërëg yi léeg-léeg di retard lan moo koy faral di waral xaaj. ok jërëjëf Oustaz di la nuyu di la ziyaar bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax question bi waaw danga ma laaj lan mooy waral retardu règle yi li ko mën a waral moom bëri na lool macha allah waaye ci bëriwaay boobu noonu liñ ci gën a noté moom mooy li nga xamante ne mën na nekk jàngoro bu nekk ci biir yaramu ku jigéen ki wala mën na nekk sax ku jigéen ki dafa amee anémie maanaam dafa manqué deret anémie bi su sévère mën na ko jural tamit règle yi bañ a ñëw comme ni mu war a ñëw parce que ki nga xamante ne dafa manqué deret règle deret la mën na bañ a ñëw waaye loolu lépp dafa nekk loo xamante ne lu raar la lu muy ñëw bëriwul li nga xamante ne moom moo gën a bari moom moo gën a fréquent ci retard wala sax règle yi teel a ñëw moom mooy lañ naan stress nekk na li nga xamante ne mën na tax règle yi dérangé wu maanaam mën na ko jot mbalaa waxtu ba di ñëw wala mu weesu waxtu ba kon retard yi mën na nekk la nga xamante ne stress te moom mooy li gën a fréquent mais si su nekkee ne loolu moom moo ko waral ku jénki day xoolaat boppam xool facteur bi li ko daan tax a stressé mu jëm ko dindi su ko dindee ba pare nag amaana yàlla mën na ci def sutura mu gis ko comme nañ ko daan gisee waaye su nekkee ne jéem na xool na gisul wala jéem na def sottiwul su demee kër docteur ñoom dinañ ko jël en charge xool su fekkee ne stress bi la ñoom dinañ ko dindi ci lu mu gën a gaawee waaye su fekkee ne bi stress bi tamit dinañ ko defal ay dosage hormonal xool yaram bi lan la fan la jagadi bi nekk exactement ñu dindil ko ci lu gàtt te néew jërëjëf. waaw kay classe jëbu seen gi nga xam ne ñoom dañu xaw a tixit yooyu su amee ñoom tamit loolu nga leen di conseiller parce que am na ci jigéen ñoo xam ne dañu xaw a tixit duñu gëstu ba xam ne ñun kat suñu yëf lii moo koy kii wala ñu dem bokk ci médecin bi di ko laaj pourquoi léegi jigéen ñi di xaw a am rëyu dem ci seen médecin yi di leen laaj yow loo leen di conseiller. waaw oustaz jërëjëf loolu dafa nekk loo xamante ne dafa ancré si suñu pays suñu dëkk bi nii dafa nekk loo xamante ne jafe-jafe la mooy ni ñu waroon di gën a demee di jege waa kër docteur jege wuñu leen noonu ndaxte ki nga xamante ne jànkam yëpp da ko def ci wàllum santé wàllum wér-gu-yaram wàllum naka la nit di def ba mun a am wér-gu-yaram mu mucc ayib kooku noonu waroo ko di sori mukk te en plus gis nañ ne pharmacie soo seetloo pharmacie mu ngi ci biir gox-goxaat yi mu ngi ci biir dëkkuwaay yi ce qui veut dire que dafa gën a jege population bi te loolu lépp dañ ko defar pour ñu améliorer li nga xamante ne moom mooy wér-gu-yaramu doomu aadama yi kon day jaaru képp koo xamante ne seetlu nga lenn loo xamante ne jaaru di yoon nga dem xooli waa kër docteur expliquer leen ko soo leen ko expliquer amaana ñu trouvé ci solution saafaral la ko waaye soo nëbbee jàngoro jooju noonu mën na la indil yeneen gàllankoor waaw kon conseil bi rek moom mooy c'est pas par hasard ñu war a gën a jege médecin yeeg pharmacien yi ak képp ki nga xamante ne dafay liggéey ci wàllum kër docteur c'est pas par hasard ñu ñëw dëkk ak ñun dañ leen war a côtoyer di leen laaj à chaque fois lépp li nga xamante ne normal wala loo xamante ne seetlu nañ ko si suñu yaram te jaarut yoon dañ leen ko war a laaj rawatina jigéen ak i mbaaxam
moom rek moom moo ci mën a xam dara kon su xoolee ba gis ne kat jaarut yoon ne dem gis waa kër docteur ñu teg ko ci yoon incha allah. waaw kon ba tey parce que am na koo xam ne jàpp na ne pharmacien bi moom daal moom jaaykatu yàpp bi fee ñoo yem rek moom xamul dara daal xëy na peut-être moom ñoo ci yem ba du ko laaj te xamul ne kon kooku tamit ci waa kër docteur la bokk jàng na ba am xam-xam bi docteur yi am déet. ankay oustaz moom dafa ba mu amee bagam pharmacien en tant que tel am amee bagam dafa dem université daara ju kawe ga dem ba am lijaasa biñ naan doctorat kon kooku noonu docteur la mais docteur en pharmacie te li mu doon jàng yëpp mooy spécialiste ci li jëm ci wàllum garab te képp ku nekk garab nit parce que garab yi pour nit ñi la kon ki xam garab bu baax a baax du réeri nit wala ku li xaar te c'est pas par hasard te wax naa ko sànq ne ñoom ñu ñëw ci dëkkuwaay yi ñu sanc leen fa ñu gën a jege population bi te damay faral di wax naan à chaque fois pharmacien moom mooy conseiller numéro 1 dëkkandoo bi moom mooy conseiller numéro 1 ci li jëm ci wàllu wér-gu-yaramam kon pharmacien bi nekkul jaaykat simple kese déedéet nekkul jaaykat day jaay day jaay mais jaayul n'importe quoi li muy jaay ci yaramu nit la jëm te li muy jaay xam na ko bu baax a baax xam na it su duggee ci yaramu nit lan la fay def. ndeysaan jërëjëf Hadji Moussa loolu leer na xam naa nag léegi planification familiale dañ koy dégg. léegi balaa ñuy ñëw ci ay avantages ak ay inconvénients. lan mooy planification familiale d'abord Moussa. waaw planification familiale soo ko déggee mooy jumtuwaay yi ñuy def ba mën a contrôler njur gi. maanaam méthode yi ñuy utiliser ba mën a contrôler njur gi loolooy di gën a bref. ok léegi nag yan avantage ñoo ci nekk balaa ñu ñëw ci inconvénients yi wala yan inconvénients d'abord ñu soog di ñëw ci avantage yi yan inconvénients ñoo ci nekk. waaw planification familiale nekk na li nga xam te ne dañu si yàlla am na ay inconvénients comme lépp li nga xamante ne wàllum paj la mun amee inconvénient wala ba lépp ci inconvénients yi nag bëri na macha allah bëri na trop waaye li nga xamante ne moom lañ ci gën a seetlu ça dépend ci lu nit ki di jël parce que ñaari façon ñoo am na si yoo xamante ne c'est local maanaam nekkul du dugg ci yaram nit ki carrément loo xamante ne local la mun naa ci citer quelque li ci mel ni préservatif waaw wala dispositif intra-utérin yooyu noonu du dugg ci yaramu nit ki du jaxasoo yaram deretu nit ki yooyu local la yooyu ñoo gën a moyen dangereux mais am na si yi nga xamante ne c'est hormonal day dugg ci yaram nit ki maanaam yi nga xamante ne ay piqûre lay nekk wala garab yi ngay naan wala yu ni mel yooyu noonu nag comme que day dugg ci yaram nit ki ñoom ñuy gën a dangereux waaw. yu nekk ci biti. waaw que yu nekk ci biti waaw parce que li tax muy gën a dangereux mooy day jaxasoo sa deret. dëgg la su jaxasoo sa deret lu muy liggéey ci sa yaram foofu la koy mën a liggéeyee alors que yi nga xamante ne daf local la yooyu noonu moom mooy gën a neex a régler aussi par exemple suñ la dugalee par exemple dispositif intra-utérin bi su nekkee ne indi na ay gàllankoor. loolu moom mooy lan parce que comme sama classe yi dañoo kiiwul. maanaam loolu ko mën a décrire. dispositif intra-utérin ni ñu koy wax tamit stérilé benn objet la sous forme de thé. la ñuy dugal ci ndaw si. waaw ci kanamu ndaw si. waaw fi nga xamante ne fa la buti di jurukaay bi la nekk fa lay nekk. waaw loolu nag day fexe ba ku jigéen ki du am tant que mu nga fa. waaw yooyu ñooy local yi. yooyu local yi. waaye il a tamit préservatif. waaw xam te ne góor mën na ko utiliser comme jigéen mën na ko utiliser. waaw lay déggee foofu mooy tamit ne jigéen ni muy defee planification familiale. waaw la góor defee planification familiale. si pour bañ a am doom. waaw te góor bosom moom wax dëgg yàlla mën na bañ a indi benn inconvénient jigéen ji mooy préservatif bi nga xam ne moom lay jëfandikoo wala c'est forcément góor gi ni mu waree jël préservatif moom la ko jigéen ji war a jël ñoom ñu doog di daje. wala kenn ki rek mën na ko jël ki si des bañ ko jël. kenn si ñoom ñaar rek ñoo koy utiliser. kenn si ñoom ñaar rek moom moo koy jëfandikoo. waaw te comme dafa nekk objet rek
dangereux wul comme ni yee dangereux wante am na yenn risques yu ndaw yu ci waaw parce que lépp loo gis moom am na ay risques am na ay bénéfices. waaw mais à chaque fois dañuy xool dañ koy teg ci balance. risque yeeg bénéfice bi. bu ci ëpp rek ñu def loolu noonu. dëgg la dëgg la jërëjëf Hadji Moussa bokki Naby TV ñu ngi ànd ak suñu mbokk lii ñuy waxtaane tamit bokk ci ay compétence am ñu moo tax ñu ciy waxtaan ak moom kon Hadji Moussa suñu ñëwee ci suñu ñetteel bi laaj si suñu ñaareel bi laaj la nekk nii di planification familiale wax nga ñu inconvénients yi léegi nag yan ñooy avantage yi. waaw jërëjëf oustaz Daw comme ni ma la ko waxee woon sànq rek lépp li nga xam te ne dañ koy defar doomu aadama njëriñam lañ ciy séntu waaye luñ ciy séntu njëriñam mën naa am ay lor comme ni ma waxoon sànq inconvénients yi waaye li ñu tax a jóg mooy avantage bi suñu def planification familiale avantage bi moom moo tax ñu koy def mais pas lor yi. waaw te ci avantage yooyu noonu wax naa ko sànq da nga jël le pour et le contre teg ko ci balance su fekkee ne njëriñ li gis nga ni moom moo gën a yem nga utiliser ko su fekkee ne lor yi ñoo gën a bëri nag nga tegee ko de côté soo jëlee ci planification familiale nag njëriñ yi am na ay njëriñ bu baax a baax parce que li ko tax a jóg waaw wala boog li nga xamante ne si lañ war a mën a sukkandiku ba def planification familiale c'est la préservation de la vie de la femme jéem a fexe ba ndaw si koy def ñu rawale bakkanam mais tamit rawale bakkanu doom bi ñaar yooyu noonu moo tax ñu koy def te gis nga ni bakkanu doomu adama dara gënu koo fort kon loolu moom moo tax ñu def planification familiale te loolu rek laala ñaar yooyu rek doy na njëriñ mais n'empêche duñ ñëw rek defal ko wala it duñ ñëw it defal ko bu bi nga xamante ne moom moo neex médecin bi déedéet waxtaan la entre médecin bi ak ki nga xamante ne moo bëgg a def planification familiale ba ñu trouver terrain d'entente ndaxte lu am solo la suñu waxtaanee danañ ko mën a layal niñ ko mën a layal dañoo nekk si dëkk boo xamante ne li ñu tënk dafa bëri aada tënk nañu diine tënk nañu kon duñu jël li nga xamante ne moom la nasaraan si di defee ñu ñëw def ko suñu biir réew sans pour autant discussion bi kon waxtaan bi dafa nekk loo xamante ne farata la. waaw te it man dama wax souvent ne waxtaan bi ku góor ki dafa war a teew su ñu nekkee ne ku jël ko ñu koy defal. maanaam jëkkëram dafa war a ñëw. voilà kon jigéen amul droit ñu koy defal planification familiale te fekk jëkkëram ñëw nekk fa. jëkkër ji mën na bañ a ñëw mais na yëg. mais li gën ci ndigalam daal dafa war a ñëwee. bu fekkee moom mënta teew. waaw li gën moom mu ñëw teew. déglu. waaw parce que am na jigéen ñu bari ñi nga xamante ne mën nañ def planification familiale. si li nga xamante ne seen jëkkër yëguñu. waaw seen jëkkër mën na foog lu ne. waaw te fekk du ci moom ci ko jigéen ki la. dëgg la moo téye butitam. waaw te dafa nekk loo xamante ne comme que ñaar nit ñoo ko sekk day baax ñoom ñaar ñu waxtaan ci. ba am déggoo waxtaan ci ban façon la ñuy def parce que méthode contraceptive yi bëri na. ñu xool bu leen arrangé ñu def ko. su ko defee jàmm nañ ñoom su ko defee ñoom dañ diine du leen jam. aada ñu leen jam diñ jëpp seen bopp. kon nag classe jëbu seet gi nañ dégg loolu xam ni amoo droit dem di defi planification familiale ngay plan yi te sa borom kër yëgu ko kooku rafetul te jaaduwul waaye it ñu déggee ci ne yow mi nga xam ne amoo borom kër loo ko doyee yow bokkoo ci sa yoon néew ci toogal jàpp sa njàmbur jàpp sa kumba su ko defee kon planification familiale ki ko war a def mooy jigéen ji nga xam ni mi ngi ci buumu sëy te it bu nekkee ci buumu sëy it war na buy dem foofu demee ci ndigalu borom këram ñu waxtaane ko waaye war na yëg ne it moom it li muy def nii kat dafa am lor yu muy dawale boppam waaye def ko rek ngir bëgg koo def mais comme ay lor lay dawal boppam yoo xam ne nii xëy na bu ñëwee wax dëgg yàlla mën na ko indil difficulté ñu ne kon nañu jël ay mesures yoo xam ne nii dana ko mën a aar ci lor yooyu muy bu jur yi jegeyante am na lor yu mën def ci moom ñu ne kon nañ ko dàqal lor yooyu ndax toujours ci charia tamit dañuy wax ne darul mafasid moom la ñuy jiital muqaddamun alal masalih jalbil masalih toujours fexe jañal nit ki lor charia day puusal nit ki lor ba noppi ci kaw di ko xëccal njariñ waaw parce que nit balaa nga koy indil njariñ tamit na fekk nga défendre ko ba lor yi du fa nekk
waaye du dalay neex rek nga dem def ko wala doo ci am sa ndigalu borom kër wala ñëpp mën nañ ko def déedéet ñenn rek ñoo ko mën def waaye du ñëpp kon oustaz jërëjëf loolu leer na mu mel nii ba tey tamit am na lu ñuy tuddee avortement médicalisé léegi mooy lan ak yan inconvénients ñoo ci nekk. waaw jërëjëf oustaz avortement médicalisé soo ko déggee nga war a sous-entendre na am na avortement bu nga xam te ne c'est pas médicalisé mooy avortement clandestin mooy ndaw si yëg na ne kat ëmb na mu dem def ay pexeel te kër docteur yëgut bu fexe ba dindi ëmb bi loolay clandestin ak pexe bu mu mënti def loolay clandestin bi léegi avortement benn bi moom mooy médicalisé mooy nga dem ci kër docteur ñu dindi la ëmb bi dëgg la loolay avortement médicalisé te wax nga sànq li ñu indil la li nga xamante ne moom mooy lor yi ci nekk avortement médicalisé am na ay lor te bëri na loolu macha allah waaye man à chaque fois dama xoolal su fekkee ne médicalisé xam ne ay médecins ay spécialistes en la matière ñoom ñoo lay suivre mu am ay conséquences yu bëri de imagine le clandestin ki nga xamante ne jaarut yoon xam ne amul kenn ku ko suivre waaw yan lor moo ci mën a jël comme loolu bëri na loolu macha allah léegi ci lor yooyu noonu mën na gaañ butitu jurukaay bi mën na ko gaañ ndaxte dafa nekk loo xamante ne ëmb su nu muy tàmbaloo day ñëw dugg ci butitu jurukaay bi placé wu fa jàpp bu dëgër mooy bu dëgër fas yéene développé wu yow fu nga ko fekk mu ngoy noonu nga dindi ko fa fu nga ko fekk mu ngoy nga dindi ko fa mën na fa bàyyi ay li nga xamante ne lor la foofu noonu ci butitu jurukaay bi mën na régler li nga xamante ne tamit moom mooy ferñeent yu daw ci yaram nit hormone yi mën na ko régler comme ni mu daan ñëwee du ñëwee noonu mën na régler aussi règle yi bëri na macha allah ay conséquences bëri na ay conséquences jërëjëf Moussa kon nag jigéen ñi ngeen déggee ko noonu kii def clandestin na ko bàyyi bu mu doon tamit ne sama far wi kat moo ànd ak man kon loolu su fi joom ji juddoo gàcce la déedéet bu mu la tax a dem di ko jàq sa ëmb bu mu nekk koo xam ne ni tamit xëy na dañ ko violé noonu moom du coobaree boppam bu mu la ko tax a def déedéet waaye na nekk jigéen ji nekk ci bu mu sëy nga xam ni bu doom ji juddoo ba kanam dem ñu ne kon nanu sowe yaay bàyyi doom mooy li ma junjoon sànq ci qaida usul bi ma waxoon sànq qaida usuliya bi ma waxoon sànq kon mbokk yi lépp looy def rek nanga ko xam ndax loo xamul bàyyi ga ba xam ko moo ko gën te boo xamee nag doog di def mën nga bañ a juum te ku xamul day laaj kon Xaaji Moussa dernière question bi rek mooy yan avantage ñoo nekk ci avortement médicalisé. waaw jërëjëf oustaz laalaat tuuti rek ci inconvénient yi mën a basculer wala dem ci avantage yi mooy junj naa ko sànq bi nga xamante ne bakkanu ndaw si daf cee nar a des tax ñu defal ko avortement dafa nekk loo xamante ne dañ ciy concerté wu à maintes reprises médecin dañ ciy xool ba xam ne kat lii rek ay solution ñu def ko ak xam risque yi ci nekk bu baax a baax ak topp ko nag comme wax naa ko sànq ak ay spécialiste pour rek mën ko maîtriser parce que dafa nekk loo xamante ne suñ ko toppee mën na yàlla mën a def sutura mën nañu réussir waaye tamit am na ay lor yu ci mën a nekk ba léegi mën na leen échapper ak yëpp waraange yu bari yi ci mën a nekk yëpp kon ñu moytu ko bu baax a baax jigéen képp ku nga xam te ne da koy def li nga xam te ne mooy avortement clandestin na ko bàyyi ndaxte avortement nekk na li nga xam te ne légalagul ci même réew ba léegi su fekkee ne nag bakkunu ko jigéen ki moom moo ci nar a dem lañ koy def ba ilaa doom ji war a indi malformation boo xamante ne dafa doy waar ñaari cas yooyu noonu ñëpp si lañ koy def wax nga lu grave Moussa mooy kenn légalisé gu ko déedéet am na dëkk yoo xam te nag légal na waaw mais bu dee fii suñu réew légal dëgg la maanaam képp koo def daan bu mag mu la ciy xaar waaw
ok kon loolu jaadu na jigéen ñi xam ko. waaw kay nekkul loo xam ne nii lu ñu légaliser la lu ñu maye la nga def ko fii ci miim réew. lu dul ci. lu loraange bi nga xamante ne moom mooy bakkanu ku jigéen ki da cee nar a des. dëgg la foofu lañ ko maye. kon nga xam ne kat nekkul loo xamante ne lii fu caaxaan la. te dañuy daan ko jigéen ji daan ki ko defal. waaw dañ leen di daan bu baax a baax. te l'islam teguñu li nga xamante ne. mënuñ ko. vraiment waaw l'islam lépp li nga xamante ne daal sant nañ ko. nañ yem foofu noonu. léegi nag su demee nag ba am. ñu basculer directement ci avantage yi. wax naa ko sànq moom mooy lenn li nga xamante ne avantage la te doy na sëkk avantage. moom mooy sauver bakkanu jigéen bi. dëgg la. parce que lépp li nga xamante ne ci wàllum paj la ci wàllum waa kër docteur wax naa ko waxati ko mooy dañuy mesurer toujours le pour et le contre waaw des fois dañ koy maîtriser bu baax a baax des fois dañ leen ba jaaxle su boobaa nag ñu indi le pour et le contre avantage yi dañ ko war a ñaare waaw te dara gënta for bakkan. déedéet moo tax nag loolu rek moom mooy nekk li nga xamante ne avantage la jéem a sauver bakkanu ku jigéen gi wa ilaa waaw am na si mos naa ci waxtaan ak benn médecin mu ne ma yenn malformation yi tamit mën nañ ko def yenn malformation yoo xam te ne doom ji da ko nar a am ci biir yaayam mu nar a indil gàllankoor yaay ji wala mu nar a am gàllankoor si boppam moom liir bi waaw mun nañ def avortement médicalisé. waaw kon avantage principal bi moom mooy jéem a sauver bakkanu ku jigéen gi. mooy rawale bakkanu yaay ji daal. waaw kay jërëjëf Hadji Moussa jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu ci Naby TV Hadji Moussa yan kàddu ngay tàggatoo. waaw bi ci njëkk rek mooy di la jaajëfal bu baax a baax Oustaz Daouda Camara yow mii ñu may opportunité yi ñëw toog fii nii di waxtaan ci li nga xamante ne comme ni mu koy faral di waxee ça sera toujours d'actualité parce que ku ne doomu aadama ne ñaar ñi nga xamante ne góor la ku jigéen te dafa nekk li nga xam ne dafa jaadu sëy moom day am à tout moment kon ku góor ki war na mën a maîtriser boppam xam bu baax a baax ci boppam ku jigéen ki tamit kazalika waaw kon lii nii dafa nekk li nga xamante ne daf ñuy permettre ñu échanger tuuti ci li nga xamante ne xam nañ ko ak gëstu yi ñu def ñu échanger ci ak mbokk yi échanger ci ak waa Sénégal échanger ci képp ki nga xamante ne daal soxla na pour xam ko waaw mais aussi day faral di baax tamit ñuy fàttali à chaque fois ne waa kër docteur nañ leen jege bu baax a baax lépp li nga xamante ne jaaxal nañu si suñu wér-gu-yaram nañ leen ko dem laaj directement buñ def dara au hasard même le simple garab bu gën a ndaw balaa ñu kaa jël nañ xam li ci nekk ba pare garab bi nga xamante ne garab bi ak lu mu ndaw ndaw même paracétamol nañ xam lu ci nekk ba pare parce que xam li ngay xam loolu noonu dina tax nga xam noo ko utiliser tamit dina tax nga xam fooy yem ak moom waaw di gën a bàyyi wax xel ñëpp loolu rek incha allah di la jaajëfal bu baax oustaz di jaajëfal ñëpp rek dégg ngeen jëf. jërëjëf Hadji Moussa macha allah leçon bi moom leer na naññi ginnaaw bi ñu leen ñëwalee ci waa Daara kon tey ñëwal na leen ci techniciens yi ñoom it kon dégg ngeen ñaar yëpp su ngeen ko boolee liñ leen ci jot a indil ci wàllu Daara su ngeen ko booleeg li ngeen am tey jii ci wàllu techniciens yi nga xam ne ñoom it loolu seen spécialiste la. lisé la ci la ñu spécialisé wu kon yaakaar naa di ngeen mën a gën a jariñu waaye jigéen ñi tamit dinañ gën a moytu ndax lu ñu xam ne lii inconvénients yi la dinañ ko mën a daw waaye lépp loo xam ne dañ xam ne loolu ñooy avantage yi tamit dinañ ko mën a sàmmante ak moom kon seen mbokk seen xarit Daouda Camara moo leen di jox rendez-vous ci beneen émission incha allah ci semaine bii di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.